Je suis le président association des jeunes solidaires de Malamine Senghor fii ku ne xam na Malamine Senghor problème mu ndox la ñu am ndox mi bu xasee commencé taw doo am jàmm doo am salaam taxi boo jël du dem loolu nag du lu yomb état sax moo ko mën a defar mais ci yow la mën a jaar ndax décentralisation la ñu wax ñun commencé nañu taal ay lamp suñu koñ mais mënuñu ko ndax ay jeunes lañ ñii dañuy jàng ñii jàppuñu ci dara dikk nañ fii ci maire bi li tax may wax nii xam naa ni moom il est dynamique mais aussi nit ki boo bëggee liggéey te ñi nga àndal jàppalewuñ la doo dem mooy dañoo war a yombal accès bi ndax kii jafewul kuy génn di bala jafewoo du dëgg mais boo dikkee ñuy indi ay protocole yu dul jeex orienté wuñu jeunes yi wanuñu leen fi ñuy jaar projet FONGIP yaa ngi nii war a financer jeunes yi mais jeune boo ci laaj luy FONGIP xamu ko ci yooyu lañu war a yëngu te bàyyi politique ku mu neex nga def ko mais aussi politique day ànd ak loo xam ne da nga koy teg ci loxo nit ñi mooy ça veut dire que orienté jeunes yi formé leen wax nañ étudiants yi wax nañ lépp mais dañoo fàtte ñi nga xam ne jànguñu ci dëkk bi lañ bokk mooy formé leen ñu am ay métier mën cee jariñ seen i waajur mooy wàññi agression mooy wàññi leneen. monsieur le maire comme ni ko sama naataango bi wax léegi man dama fi teewal association bu tudd Kajoor jóg na mouvement de jeunes dimension régionale Kajoor jóg na boo xam ne dañoo jug déterminé wu pour le développement de la ville de Thiès. politique indiwuñu fi dañoo ñëw en tant que citoyen de la ville pour déglu sunu maire li tax liggéey bi ñu ko santoon lan ak lan la ci def ak fan la ci toll man mii di wax ak yow tey je fais partie des premiers jeunes qui ont adhéré au parti Jëf Jël man ci njëkk a jënd parti Jëf Jël carte parti Jëf Jël ci laa bokk ba ñuy faral Ousmane Ndiaye keroog permanence Bourguiba loolu yàgg na je crois que war na mat ay at dama mobiliser ay oto ay jeunes laa indi ñoo fees permanence boobu yaa ngi fa toog ba may mujjee dajeeg yow fii di la wax problème inondation kër Sëñ Ablaye Yaqin danga ma tontu ni sama buntu kër yaay sax day taa aw ma ci pexe man moo dootuma ñëwati ci yow di la wax lu mel noonu mais tey dafa jot comme agence publique la kàddu gi ñëpp mën nañ cee jot pour mën a wax seen ay doléances ñun mouvement bi ñu taxawal fa mu juróori kër Sëñ Ablaye bay say wowu tànk dañoo yàgg a toog di xaar maire ak état ci lim ñuy defal gisuñu dara yàgg na boobaak léegi ñun ñu jug taxaw bay sa yow tànk boobu ñuy wax moo tax ñu tàmbalee élaborer benn projet de développement communautaire inclusif et parce que wax nañ ci xaar maire bi ak autorité publique yi ci nekk dëkk bi yëpp ñu jàppale ñu ci projet boobu noonu mu ngi war a tourner ci insalubrité gestion des ordures Kër Sëñ Ablaye assainissement soo fu duggee doo xam fooy jaar traitement des eaux usées ci mbedd yi la ñuy tuur ndox yi loolu monsieur le maire ñu ngi la ciy woo ak yaa koo ci mën a àndal ngeen ñoo jàpp ci loolu noonu. nga gis ni tey mu tudd audience publique wax dëgg yàlla maa ngi koy soog a gis musuma gis benn mairie bu koy organiser c'est parce que Talla dafa wóolu boppam Talla Sylla ak man 79 lañ bokk classe di toogandoo ci benn table banc sama xarit la tey man maa ko fi représenté ku nekk nee na association tel mais ñi mu bokkaloon di defandoo xale tey man maa fi nekk Talla bokkul ak yeneen gars yi damay gàttal rek dama nekk à l'école mu woo sama doom pour yëgal ma ko ma bàyyi lépp ñëw maa ngi fiche laa yore fiche école donc lii mu def nii sama mairie zone nord moo tax ma dugg ci politique bien que militant Talla la mais dama dem ba ci biir ma gis ne maire yi liggéeyuñu en la personne de Talla Sylla bu ñëpp defoon ne moom liggéey jëm kanam woo naa Talla mu nekk ci oto ma nekk ba nga démissionné assemblée nationale loolu bokk na ci lii tax ma bàyyi Ablaye Wade ñëw jàppale ndax dangaa gëm sa bopp ma ñëw ci maire yi bii Korop mu sagal ma parce que wax na ma ne ma citoyen yëpp la yemale day toog ci biroom xool fii gis kenn woo ko sagal ko ngir lan pour may ko cër fii damaa ñëw xëy na ñi xamuñu woon maay kan ci Talla mais daf ma recevoir donc li ma koy ñaan mooy lii muy def nii na ko Thiès waa yëpp jàppale ndax amuñu ku dul Talla Sylla man lu mu nekk maa ngi ca léegi nag li ma la bëggoon la question mooy pourquoi certaine agressivité vraiment foncière ñun suñu koñ bee wax nga léegi ci sa discours ne fii bëggatoo gis ci diggante vraiment voie publique ñuy def ay occupation anarchique léegi nit ñi dootuñu bàyyi benn espace Amena Fall monsieur le maire c'est mon ami mais il ne travaille pas léegi ma bëggoon est-ce que yow am nga mainmise
si par exemple l'ensemble des quartiers qui sont vraiment dans la ville de Thiès, pour nous voir comment faire, parce qu'il y a des conditions anarchiques sur la voie publique et qui ne nécessitent pas vraiment, parce que l'homme a besoin de l'air. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est une première te def nga ko defati ko mais musu fi won am nga taxaw di jàkkaarloo Thiessois yi di wax ak ñoom di wax li nga fi fas yéene réaliser ak li nga fi réaliser jox askanu Thiès kenn ku nekk yëkkati sa kàddu loolu yow yaa ko fi njëkk a def te yàgg naa la ko wax kon loolu mënuñu lu gërëm la ci waaw gërëm la ci nga yëkkatiwaat beneen organe bu ñuy wax conseil consultatif nga dégg ko ay dara mu ngi noonu sawet nga jël ma boole ma ci conseil consultatif boobu ma gis ni conseil bi mu taxawee ak léegi réunion yi mu fi tenir yëkkati na fi ay projet yoo xam ni rawatina tukki nga taxawal fi projet bu am importance boo xam ni bu ñu ci yeggee projet boobu bu sottee dina nekk lu am solo ci askanu Thiès parce que nekk na un projet de 9 milliards te defe naa ne taxaw na ba pare donc ak yeneen yoo xam ni conseil consultatif bi taxawee nañ ko te lépp defoo ko dara lu dul njariñu waa Thiès moo tax nga taxawal ko te yaakaar naa ne bu ñu demee tuuti ci kanam dinañu xam njariñu conseil consultatif boobu lan moo tax nga taxawal ko ak lan mooy njariñam ci biir Thiès donc loolu dañ la ciy gërëm encore une fois di la ci sant di la wax ne alors vraiment xam naa li ñu bëgg a wax lépp temps bi mayuñu ko mais ñun daal suñu kàddu ak kàddu waa Thiès yëpp ñu ngi lay gërëm di la sant gis nañ sa taxawaay ci biir Thiès képp ku fi xewle muy naqar muy bànneex wane nga fa sa taxawaay te loolu soxla nañ ko ci maire te danga koy ñor a amee ci yow kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. comme niñ ko waxee da nga def benn brochure mais ma gis ne say résultat xajul ci brochure xaju ci parce que dimension yi nga xamante ni moo ëmb àddina bi yépp fu ci nekk sa loxo ngi ci biir muy dimension sociale askan wi nekkin ñi am ñi amul mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi kenn ku nekk sa xel a ngi ci ñoom te it jëf nga ci lu ñu mën a teg loxo dimension économique am na yaa ngi daw di wuti maanaam projet bi nga xamante ni moom nga am décroché à hauteur de 9 milliards doy na sëkk ci résultat boo xamante ni juróom benn weer yu nekk nga taxawal nit ñi nañ delloo suñu xel te xool doxinu dëkk parce que tamit ndar xëyul sotti te lu mën a doon buy dox step by step la tànk par tànk mënul xëy Thiès mel ne Paris mënul nekk ci dimension culturelle acteurs culturels yi nañ wax kaay Thiès kenn ku nekk yaa ngi gis sa bopp dimension religieuse maanaam sa jataay day saf sàpp yàlla saf sàpp Serigne Touba moo tax mu neex nañ ko nangu jataay boo xamante ni amul loolu déedéet du sotti maanaam ragaloo dara R+3 dangay dem ba mu nekk R-0 nañ ci bàyyi xel lépp lu mën a doon day dem institution yi des fi kon nag tey li ma bégloo mooy safar ji say mbir du doon hasard 9-9 tu es le seul à faire les audiences publiques te ku ñime moo koy def luubaloo sa loxo tilimul kon nañ ko nangu nit ñi dañoo war a copier ci yow bala nga naan lan la ma dëkk bi defal yow loo defal dëkk bi ma ne nañ dellu si brave femme yaa ngi ni ñu ngi ca ruq ba foyer di former ñëpp kenn ku nekk impact bi feeñ ci sa biir kër kon Serigne Touba il faut ma laal ci tuuti ndax sëñ bi dafa xew fi mu nekk nii xew na toujours waaye fi mu ne nii jataay bi la moo tax ma jublu ci mbiri Cheikh yi Bamba ca xam-xam ba njàmbaar ga ak yéeme ga njàmbaar ga feeñ na keroog ba noonu ya bëggee fay lislaam ak mbooleem yoon yi dinaa fi lim sëriñ sa woon ca bis ba dëkk ba Ndar la ngir ñu xam baatin ba juróom-ñett fukk lañu woon ak ñeent Cheikh Bamba la nu màndargaale woon ñeent taarix ba moo doon yoonu géej ga waaye ñee ñoo wax li tax ñu des ci jéeri yàlla di bur Muhammadoo di rasool jihaadu nafsi la amee garaatu rasool noon yaa nga yor gobar fitta kënu Cheikh Bamba làmboo nga wéeru ci borom kun jaaraama doomi soxna jaare ji wàcc na ndamal muriidu laaxi safar màgg na maa ngi ko yemale foofu jërë ngeen jëf mbooloo mi mënuma tudd kenn ku ne temps bi dafa gàtt di ñëw di wax ci turu Souleymane Kanté di président délégué de quartier yi ànd ak sunu secrétaire général
muy Mamadou Mar Ndiaye délégué de quartier bu Diamaguène Yoro Sow délégué de quartier bu Darou Salam ak man Alaaji Daha Kanté délégué de quartier Mbour 1 ñëw wuyu si sunu maire ñëw wuyu si ko ndax Thiès dafa ne li ngeen ma dénk ñëw leen ngeen xool ko ndax rafet na ou rafetul li ci rafet ngeen wax ma ko li ci rafetul ngeen wax ma ko ñu ñi doomu Thiès dëkk fii bu ñu dee fii lañ ñu suul donc amuñu lu dul Thiès du politique mairie bi première pierre bi keroog bi nga koy teg maa ngi taxaw photo bi sa bureau di photo Senghor maa ko fi indi en 1962 bi sa bureau donc xam naa fii mais dama ne ci Senghor ba léegi li nga def amusul am Senghor moo doon suñu premier maire Ousmane Ngom nekk son deux premiers adjoints Senghor bi mu demee palais ba Ousmane Ngom nekk fii maa doon loxo ndey yor Ousmane Ngom man moo tax ma indi photo boobu ci sa bureau madame Senghor jox ma ko palais ma indi ko fii dama ne ci Senghor ba léegi li nga def nii mu ngi soog am ci taala gis naa dégg naa ci temps yi ci télévision yi ak ci rajo yi yeneen maire di copier ci ñun donc sunu fierté la sunu titre la ñun faf na Thiès di région pilote kooku Senghor a ko def yàlla moo ko def ba tax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla doolu sutura dëkk bi yàlla na gën a développé Thiès li nga wax léegi Dakar dana nekk banlieue Thiès l'aéroport international Thiès la nekk Ila Touba Thiès la jóge donc defe naa ñaar yooyu rek doy na lu ne adduna bi yëpp bala ñu dem fenn jaar Thiès di ñaan yàlla di yal nañ ko yàgg taxaw ngeen baal ñàkk li ñu doon xam ngeen baal ñàkk. ñu sant yàlla ci lim ñu may ñu mottali suñu yéene bi doon déglu nit ñi ñu jël kàddu laaj li ñu bëgg a laaj effectivement benn am na koo fi wax maanaam li ñu fi dajale du politique politicienne c'est vrai politique la nag mais mooy politique bu Thiès politique bu dëkk bi politique bu intérêt waa Thiès mais pas politique partisane ni politique bu parparlo xam ngeen ni il y a exactement une semaine le 13 octobre 2018 nous avons mobilisé des milliers de Sénégalais dajale leen esplanade Grand Théâtre ñun suñu bëggoon politique tey fii dina fees ba kenn wax mais respect bu ñu am ci Thiessois yi moo waral exercice bi bu amee ñu bëgg nit ñi librement ñu mën a dikk mën a jël seen kàddu mën a wax jour bu ñu demee ba toll ci campagne électorale bu boobaa dinañu génnee ngeen ju yoo xam ne ngeen ju campagne électorale bii jataay citoyen la boo xam ne citoyen Thiès yi ñoo ko moom nit ñi dañuy faral di wax tombee waral ay gaaf waaye tombee waral rafet gaaf ndax tey jii dafa tombee ñu jot lettre boo xam ne regroupement wu transporteurs yi chauffeurs yi ñoom ci seen bopp ñoo ñëw di ñu xamal ne ñi ngi ci yoonu taw yi yoon yi bis yi daan dem ba mu mën a àgg ba ci feneen foo xam ne nekk fa woon te loolu la bu soobee yàlla danañ ko fexe ak ñoom ba loolu ci étudiants yi bëgg ñu am ko ci ndax loolu aussi ci farata yi la ko alors beneen bi ci topp aussi ci audience foraine yi yaakaar naa ne conseil consultatif de la ville ni
am na ay démarches yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko def ngir mu am audience foraine. xëy na nag duñ ko yemale ci ay quartier dañuy fexe comme ville lañ ko indi waa ville de Thiès yëpp man cee bénéficier wu dinañu fexe ba mu am ci durée boo xam ne dana amal solo ñëpp. lu jëm ci wàllu inondation dégg ngeen fii ma wax leen projet boobu nga xam ne mi ngi tudd restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès. muy liggéey boo xam ne ñu ngi ko def avec les Allemands bu ngeen xamee Thiès ay plateau ñoo ko wër fii ñu toog tey dafa bokk ci cuvette bi boo avancé tuuti jëm fi ñuy wax Jules Sagna mooy point bi gën a suufee ci dëkk bi loolaa ba waral ndox yépp foofu la jëm yenn yi jëm Sampaate ñi ñu fi jiitu woon lu yàgg ba ci jamonoy tubaab yi dañoo defar ñaari daloo benn bi nekk Sampaate benn bi nekk Jules Sagna ñaar yépp nekk ci suufu raay ndox ma di fa jaar mais bañ koy defar mag ñi xam nañu ne ci plateau yi dafa amoon ay déeg bu taw masaa am amoon na gàncax boo xam ne daana téye ndox mi amoon na yoon yoo xam ne daanañu orienté ndox mi mu jëm ci tool yi jamono yooyu ñun bi ñu nekkee xale daanañ dem ci ay déegu Koundaan déegu Deux Poto bëri woon na déeg yu nekkoon ci biir dëkk bi mais yu ci bëri fay nañu ngir nit ñi dañuy dundee ci yenn gox yi dañu dem ba gàncax gi lu ci bëri yàqu kon su ngeen déggee ñu ne baatu restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès c'est parce que écosystème yooyu dañ leen a agressé ba la daan téye ndox mi defatu ko kon ndox moomu di wal di ñëw nag ci cuvette bi di nga toog yenn saa yi taxaw fii ci bunti mairie bi gisoo muy taw te nga gis ndox mi di romb c'est parce que ndox mi bu tawee ci kaw ci plateau yi fa lay jóge rogalaat di ñëw ndax la ko daan téyetu ko ndax nit ñi dinañu tabax fu ndox mi waroon a jaar mu désorienté wu nit ñi dinañu ñëw ci ni ñuy dundale seen i jur wala ñoom seen bopp ni ñuy dundee lépp loo xamante ne moo daan permettre de préserver les écosystèmes ñoom ñu déstabiliser ko à partir de ce moment ñi nekk ci cuvette bi ñoom ñooy subir conséquences yi maintenant quand il a fallu régler le problème looy def da ngay am plan boo bëggee tabax da ngay am plan nous avons privilégié d'abord la réflexion ñu taxawal benn kuréel boo xam ne dafa gëstu d'abord ba noppi bi ñu gëstoo ñu gis ne ñaari daloo yooyu benn bu ci nekk ña ko doon defar quantité ndox ma fa doon jaar ak vitesse bi ñaar yëpp dafa yokk kon attanatu ko nga dolli ci population yi ci biir daloo yooyu dañ fay sotti mbalit léeg-léeg ñu def fa suuf ba nga xam ne ndox mi fa daan jaar mënatu fa jaar day dellu si waat bu dellu si waatee mu créer ay inondations pour régler le problème nag y avait deux possibilités benn bu njëkk bi ñëw exclure ko ndax redimensionner les dallos mënul nekk ndax dafa nekk ci suufu raay mën na ne mais ça demande énormément de milliards yoo xam ne ñun amuñu leen nous avons opté pour liggéey en amont muy fa ndox mi di jógee ci plateau yi ñu intervenir fa moo xam côté Kisaan moo xam côté Daral Pël ginnaaw Thiès noonu moo xam côté Morolan booru Poñeen ak yooyu yëpp ñu intervenir ci zone yooyu nga xam ne population ya fa nekk pendant 3 ans liggéeyloo nañ leen ci loo xam ne ñu bëri duñ ci woon teg seen bët mais ñu def ay ouvrage pierreux def ay cordon pierreux def ay ouvrage creusé ay demi-lune ak yeneen yoo xam ne tey jii boo fa demee di nga fekk gox yoo xam ne ay xeer rek la mujjoon doon tey jii mu amaat ñax tey jii nit ñi di fa man di yóbbu seeni jur te bu demoon na ba nga xam ne loolu amatul loola nag moo permettre que bu ngeen seetloo année bi lu mu am ci benn moment quelques inondations wuute nag ak la daan am ndax dafa am bis boo xam ne taw bu metti bi am ci Thiès maanaam tàmbaleewul ca kaw ci biir Thiès ci boppam la taw fekk na dalaw bu mel ne bi nekk Sampaate am na population yu dëkk
ci ginnaaw raay ba foofu ñuy wax Balabé 2 yoo xam ne bu ndox mi dee jàll énormément ci seen kaw la jëm si parce que des gens ont pris cette place là teg fa ay nit ci loo xam ne warul woon a am ñooñe aussi pour bañ loolu am xëy na nuitamment ñuy jóg di sëkk dalo bi di ci def suuf ba bi ndox mi ndikkee dafa dellu si waat ci population yi nga xam ne ñoo nekk côté Sampaati loolu mooy li nga xam ne moo xew léegi nag dans le cadre de Promoville am na liggéey yoo xam ne li wérte wóor mooy su fekkee ne àgg na ak jàmm puisque non seulement dañuy defar tali mais prévoir ci assainissement prévoir ci éclairage public loolu suñ ko boolee ak liggéey bi nga xam ne normalement communes yi ñoo ko war a def muy curage des caniveaux 2014 ñun ñoo engagé woon def ko mais biñ ko defee am na ñu daal suñu kaw ay maire ne ñoom ñoo ko war a def te ñun li ñu intéressé mooy waa Thiès waay war ko am ko waa Kër Sëñ Ablaye ni ñoom am nañ seen mbedd moo xam ne dañ ko waroon defar ba ma jógee ñëw leen ne nañ defar mbedd bi sëñ baa ngi ni sëñ mi voilà man ci sëñ Ablaye moom a ngi ma bëgg a defar mbedd mi ñu def délégation ñëw ne du compétence u ville bi ma gisee ne ñi ñu ko tee def defuñu ko damaa ñëw ne leen man ci koñ bi laa def sama 10 000 cotisation ngi nii moom mii laa ko jox ma ne ko seetal nit ñi ñu cotiser bu ko waa koñ bu commencé defar bu boobaa en tant que ville dinaa ñëw jàppale leen ñu defar léegi nag li ci suñu kanam lu ci waay war a def boo ko defulee ñun dinañu wutiwul nuñ ko mën a defee bu boobaa dinañ ko jóg def boo ñu waxee sax duñ la faat loolu mooy li parce que comme xam nañu ne bu nit ñi amul lu ñu bëgg amul lu ñu kontaan ñun la ñuy interpeller au niveau de la ville ñun nous allons prendre nos responsabilités seet moo xam au niveau du gouvernement moo xam au niveau de nos partenaires extérieurs même loo xam ne du suñu compétence su fekkee ne gis nañ ne sooxe na te ñu mën a trouver kuñ ci jàppale dana ñëw taxaw ci loolu ngir lépp loo xamante ne dafa jëm ci intérêt Thiès yi notre responsabilité moo ñu taxaw maintenant l'agression ou les agressions ci wàllu foncier bi dafa am loo xam ne dafa war a dakk te day dakk mooy njublan ci wàllu suuf xëy na bi ñuy doog a ñëw nit ñaa ngi discuter kan moo yore kan la ñu dénk compétence ci wàllu suuf pourtant de ñi daan fekkee conseil de ville gis nañu ne dama doon ñëw teg sama ordinateur booba préfet ngi toog ñi xam yoon bi ñépp a ngi toog man leen loi bi lii la wax bëri na ci ñoo xam ne da nga leen daan dégg ñu naan acte 3 bi c'est mal écrit déedéet du loolu dafa fekk ñu ci bëri ñoom ñoo mënta lire loi ñoom ñoo mënta lire code waxuma mën ñoo lire français de waxuma loolu astewu dama ne ñu ci bëri maanaam jànguñu loolu te laajte wuñu tamit man du droit laa def mais damay laajte damay dem seeti ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu ma laaj leen parce que kenn mënul xam lépp bi ma demee ba am ci lu ma leer dama leen soo ñëwee ci code bi nga ñëw li ñuy wax article 81 mooy fixer les compétences des communes mais li nit ñi di fàtte toujours mooy balaa ñu énumérer les compétences de la commune dafa am benn wax bu gàtt bu ci nekk te am solo mooy sous réserve des dispositions du chapitre 5 du présent titre dañu wax ne le conseil municipal exerce les compétences suivantes sous réserve des dispositions du chapitre 5 du présent titre nga dem chapitre 5 ñun les dispositions relatives à la ville. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que soo nekkee dans une ville compétence yooyu ñu bindal ville commune ba ca nekk du ko exercer tey y a 552 communes au Sénégal 46 kese moo ci nekk dans les 5 villes 19 à Dakar 16 à Pikine 5 à Guédiawaye 3 à Rufisque 3 à Thiès muy 46 506 communes ya ca des nekkuñu ci biir ville mooy ñooñu article 81 compétence ya fa nekk yépp communes yooyu dañ leen di doxal maanaam tey boo demee Louga nekkul ci biir ville maanaam Louga sax dañ ko tuddee ville boo demee Saint-Louis noonu boo demee Kaolack noonu boo jógee nga dem
dëkk bu mel ne Xombol commune la bu nekkul ci biir ville boo demee Diourbel commune la bu nekkul ci biir ville boo demee Ziguinchor commune la bu nekkul ci biir ville ça veut dire que commune yooyu la totalité des compétences prévues par l'article 81 dañ leen di exercer mais soo ñëwee dans les 46 communes yi nekk dans les 5 villes am na compétence yoo xam ne nekkoon nañ ci article 81 suñu leen reprendre ci article 169 ça veut dire que c'est la ville qui les exerce ndax article 169 dañ ne la ville exerce les compétences dans les domaines suivants mais la deuxième compétence des communes au niveau de l'article 81 mooy la première compétence de la ville au niveau de l'article 169 muy lan plan général d'occupation des sols projet d'aménagement de lotissement aménagement des périmètres affectés à l'habitation loolu c'est très clair li ñu bàyyee communes yi muy autorisation de construction de lieu d'habitation wala de campement mooy autorisation de construire loolu la ñu bàyyee communes yi te tey boo demee ci dëkk bu mel ne Dakar nga xam ne am na ci communes yooyu benn boo xam ne sax am nañu ak ci nekkoon foofu maire de ville muy Yoff mais ñoom dañoo def sax seen délibération jël compétence bu boobu delloo ko ville ba parce que ñoom nee nañu amuñu les moyens techniques pour doxal compétence boobu parce que compétence piège la ndax c'est une compétence boo xam ne liée tey jii boo jógee c'est l'urbanisme qui instruit balaa dossier bi di egsi ci yow jaar nañ ci service technique yi mu war a jaar yépp ba ñu joxe avis favorable ce qui fait que yow par contre damay signé léegi di nga signé affaire boo xam ne léegi bu ñuy ŋàbb suba yow la ñuy ŋàbb te fekk yow dépendrul ci yow donc loolu mooy li nga xam ne moo xew à partir de ce moment là c'est très clair IGE ñëw nañ fi def fi liggéey mission de vérification bi ñu paree ñoom ci seen bopp ñoo addu ci coow loolu amoon diggante communes yi ak la mairie ville en matière foncière ñoom ñu ni l'analyse combinée des articles 81 et 169 ne laisse place à aucun doute. Ça veut dire que la compétence en matière foncière revient à la ville de Thiès. Et cette compétence, nous avons décidé de l'exercer pleinement, en rapport avec les services de l'État qui sont concernés, muy impôt et domaine, muy cadastre, muy urbanisme, muy la préfecture. Maintenant, en tant que maire de ville, su fekkee ne dafa am loo xam ne jóg nañu pour def ko dans une commune le code nous demande au maire de la ville d'associer le maire de la commune à l'étude des conditions générales yi war a mën a jur réalisation ci loo xam dañ ko war a def dans tout ou partie de sa commune loolu c'est très clair dans notre tête mais li leer ba leer mooy il faut que les maires des communes arrêtent bu fekkee ne ñu ngi ci woon ñu arrêté di dugg ci ay affaire poche ak di dugg ci ay njaayu suuf wala lu ñu mën ci def ñun am nañu ay information yoo xam ne les spéculateurs ci wàllu suuf ci biir dëkk bi dugg nañ ci ay xeetu njublan yoo xam ne mais li wétte woon mooy descos nañu ci dëkk bi et que képp koo xam ne dugal nga sa bopp si giraawaale boo yàggul boo moytuwul si kaso bi parce que nag loolu mënta wéy man maa leen fi waxoon ne leen ku bëgg na bind xam nga lu tax ma wax leen ko parce que damaa xam ne bu ñu demee war a joxe mu am benn lotissement maanaam ku bindul woon yow foofu léegi danañ def mooy doo am li ñi daan def mooy dañ daan def ay demandes fictives teg nga xam ne buñ ne ñan ñooy ana demande yi ñu génne yooya bu ko defee nga ne ci sa jabar ne ci mindaanam ne ci tantay bàjjanam ne ci xaritu bàjjanu tantay kii nu mu tëddi mbokkam ne ci loola moo daan am mais loolu man leen dafa war a dakk mais pour mu dakk yéen citoyens da ngeen di bind teg fi bu ko defee su dee am nañu 500 yu ñu war a joxe 500 ñu génne muy 10 000 demandes xam nga 10 000 yëpp mun ñoo am mais 500 yooyu ci biir 10 000 lay jóge moom parce que maa koy présider te kenn du ko njubla loolu mooy li xew donc loolu ngeen comprendre alors dinañu fexe ba mu demee noonu maintenant conseil consultatif de la ville
invité naa leen ñoom nee naa leen yéen da ngeen ñuy réfléchir ci suñu amee 1000 wala 2000 parcelles yu ñu war a joxe wala bu mbuurkat bi ubbee comme ni ko président ni mu ci dimbalee nit ñi ñun dox nañ ci ñeneen dox nañ ci président de la république wax naa si ak moom lu leer képp ku fi ñëw muy maire commune ak lu mu manti doon di wax waa mbuurkat ci foofu dara xamu ci dara mënu ci dara man maa la ko wax xamu ci dara mënu ci dara waxtaan na ceeg président de la république li ma si war wax ak moom pour que loola lu ca génn jëm ci waa Thiès te benn xeetu njubla bu fa les projets yi nga xam ne mooy mën a permettre ay nit yu bëgg a liggéey ci biir Thiès ubbi fi ay bërëbu liggéeyukaay tamit yu mën a tax doomu Thiès yi amuloon liggéey man ko am ñooñu ñu yaatal leen ci ay daara yi nga xam ne dañu war a am pour nit ñi man cee kii ñu fexe daara yi am ci wàll ñu fexe këru diine yi am ci wàll ñu fexe jàngukaay yu mag yi muy jàng xeetu jàng bu mu mën ci doon femmes yi seen projet yu mag yi man ci am loolu la résidence Cheikh Sadbou on l'a prévu dans la ville de Thiès loolu lu ñu wax président de la République bu la tënk la kon maa ngi waxaat ñi nekk foofu mbuurkat nañ tey te bañ a wax ak fu mu mën ci doon ndax mbir mi day tegu ci yoon depuis que le président de la République a parlé de régularisation à l'occasion du lancement des travaux de KMS 3 gouverneur préfet ak ñun ñi ngi ciy liggéey parce que dañ ko bëgg a teg ci yoon waa DSCOS aussi ñi ngi foofu pour seet nit ñi nga xamante ni fi ñu tegu foofu war nañ faa tegu ñu seet nu ñu leen di accompagner maa leen recevoir oon fii ba ñu tojee seen kër maa leen recevoir oon fii ne leen li ngeen fi ngeen nekk waru leen faa nekk kon amu leen benn droit waaye nag ay Thiès waa ngeen dañ leen war a jàppale pour ñu jàppale leen da ngeen naan teg ñu seeti kilifa bi seeti ñi ñu war a seet nun koy jaare ba régularisation am bu régularisation amee ñu seet néew doole yi nga xam ne dañ leen naxoon ba jaay leen foofu ay terrain ak ñi nga xam ne dañ leen a dugaloon ci loo xam ne ñoom yaakaaroon nañ am nañ ci droit te amuñ ci woon droit ñooñu ñëpp ñu seet nu ñu leen mën a dimbalee ba ñu am waaye nan la ñu mën a fexe ba ñoo xam ne mësuñoo am te bëgg am te nekk ci dëkk bi te am sañ-sañu am ñu seet nan la ñuy fexe ba ñu am ci loolu lañ ne donc ci wàllu foncier bi loolu moo ñu yëkkati alors je pense que am na mbirum inondation yi muy Malamine Senghor mu yeneen quartier yi nga xam ne touché nañu ñun dañoo bëgg mu am une mobilisation extraordinaire des Thiessois d'abord les ressources intellectuelles yi ñu am te mën a ñëw ànd ak ñun xalaat yi pour seet naka la ñuy trouver ay solution ñu ñëw ànd ko ak ñun ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci diaspora bi ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci biir Sénégal ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci biir Thiès te képp koo xam ne am nga ci xalaat boo xam ne bëgg nga partager ko avec la ville de Thiès maa ngi demander à la direction des services techniques de la ville di demander aux différents conseillers que ñu ubbi seen bunt pour recevoir xalaat yi nga xam ne mën na permettre ñu mën a combattre les inondations et y mettre un terme définitif. li ci des mu jëm ci wàllu mbalit wax naa leen ni suñu projet boobu mi ngi ci yoon di ñëw liggéey bi depuis le mois de janvier ñoo ngi ci waa Fonds pour l'environnement mondial ñëw nañ fi ñoom ak waa Banque ouest africaine de développement ñu recevoir leen fii ñu jógewaat fii au mois de mai dem Lomé ci siège bu BOAD liggéey fa ak yeneen juróomi ville yi nekk UEMOA te projet bi concerné leen bi ñu paree ñaari institution yooyu choisir ay consultants ñooñu def benn liggéey def revue documentaire ba pare ñëw fii ñun ñu recevoir leen def fi audience publique ci salle de délibération bi laaj les associations des femmes laaj les jeunes laaj ñi daan yëngu ci wàll yooyu yépp nit ñi joxe seen xalaat yépp leen ñooña dem ñi ngi weccanteeg ñun ay mail di weccanteeg ñun ay correspondance pour seet naka la ñuy fexee ba la directrice des services techniques de la ville
balaa yàgg mu demaat Lomé rencontre la boo xam day dajale ñi yore les services techniques des civils su rencontre boobu jeexee ñoom ñu tënk lu mu sori ci ñoom li ñu prévoir mooy mois de mai ñoom ñu pare tout le dossier conseil d'administration bi validé bu Fonds pour l'environnement mondial ñu commencé dugg ci liggéey ñun ci diggante bi ñu war a waajal dëkk bi ñi yore GIE yi yëngatu ci loolu ñi yore kuréel yi yëngatu ci loolu bu ko defee ñun wax nañ leen ne nous voulons avoir une opération une maison deux poubelles suñu demee ba kër gu nekk war a mën a am ñaari poubelle benn boo xam dañuy seet li ñu war a mën a jariñoo waat ñu di ko ci def ak benn boo xam ne yenn mbalit yaa koy nekk bu ko defee yi nga xam ne war nañ mën a jariñoo waat ñu fexe ba mu am ay bërëbu transit fukk ba fukk ak juróom yu am ci biir dëkk bi yoo xam ne au lieu nit ñi di dem ba décharge ba foofa lay mbir ma di yem ñu teg fa loo xam ne bu nit ki indee mbalit mu ñu war a mën a jariñoo waat bu demee bu ko joxee ña fay toog te di ko jël mën a yëkkati xaalis jox ko mu doon loo xam ne déjà njariñ lay doon ci biir kër yi xale yi sawar di segg mbalit mi ci biir kër yi sawar tamit di ko jël di ko yóbbu ca barab yoon loola mooy projet bi nga xam ne ci la ñu jëm ci wàllu mbalit comme nag li ñuy wax Ndar xëy sotti Thiès xëyu sotti moo waral boobaak léegi j'ai reçu énormément de missions ici qui sont venus nous parler de gestion des déchets ndax xam nañ ne loolu xéewal da ciy génn ndax traitement ak revalorisation mais gaawantuwuñu dañoo préféré toog ba gis loo xam ne wóor na loo xamante ne ñun ñoo koy defal suñu bopp ñu bokk ko nag ak ñoo xam ne xereñ nañ ci yenn wàll yi ñu associé leen ci pour def loola am nañu yaakaar ni léegi incha allah mu sotti maintenant pour suñu mbokk cheminots yi man dama leen wax benn affaire bu leer y a pas mairie ici population là-bas amul maire ici citoyen là-bas mairie population yi la fi nekkat maire citoyen yi la fi nekkat ñun ñoo far man su ma waxee ci wàllu élection je soutiens le président de la république teewul kuy revendiquer ci Thiès maa ngi ak yow waaw man kuy revendiquer ci Thiès maa ngi ak yow na ngay revendiquer lu jag rek cheminots yi bi Tounkara bi ngeen di marche damaa génn bi ànd ak yéen dox ba ci gouvernance jël parole porter seen revendication waa santé bi ñuy marche ñëw fii au niveau national damaa génn ñëw taxaw seen kanam faral leen jàngalekat yi bi ñu koy daf maa fekkul fii su ma fi fekkoon maa ñoom ñooy ànd beneen catégorie Thiès bu fi nekk am lu ko naqari di marche su ma ko yégee maa ngi ak yow parce que ñun ay citoyen lañu ñun seen surga lañu maintenant noonu ngeen di marché di revendiquer yenn saa yi ma doxal leen ci loo xam ne marche du ko am parce que su ma gisee président de la République dama naan ko cheminots yi nangam commerçant yi nangam imam yi nangam étudiants yi nangam femmes yi loolu lay def parce que yenn saa yi il peut arriver que nga def 20 marches benn waxtaan trouver solution bu gën a am solo alors loola moo tax ma di ko wax ne ñun kuy wax waxu cheminot ñun ngay dimbali ku bëgg raay bi dekki ñun ngay dimbali parce que bu raay bi dekkee baax na ci Thiès waaye baax na ci Sénégal baax na tamit ci sous-région bi te benn dëkk mënul développer wu sans raay mais je pense que bi fi président de la République ñëwee ci benn dëkk bu fi amoon am na lu mu fi leeral ci wàllu woowu te loolu mi ngi ñëw te man gëm naa ni ñun lu ñu mën ci pousse pour loolu a egsi daañu ko def kon nous sommes ensemble danañ joxante loxo bu baax a baax di suivre ce dossier pour que les intérêts des travailleurs soient préservés mais au-delà des intérêts des travailleurs yi fi nekk ñu penser aux intérêts des générations à venir pour que ñu réhabiliter raay dundalaat ko yóbbu ko fu mu daawul àgg sax ba bu ëllëgee ñu xam ne Sénégal am nañu ambition wu émerger réellement dans ce domaine-là également. Maintenant dama bëgg rek ngeen xam ne ñi fi toog kenn ku ci nekk
souvent dinay investir ci yoo xam ne du ngeen ko teg bët bëri na fi lu fi ay nit tudd équipe biñ fi nekkal bind nañ ko nee naa leen toujours du question yépp la ñuy tontu dafa am yoo xam ne da nga koy yëg xam ne daa am lu la ci war nga def ko donc ñoom kenn ku ci nekk dégg na ko lañ ca war a def ñoom xam nañ ni fii ak juróom-benni weer maanaam ndigal li ñu askan wi jox mooy ne ca loola doole ko ca mébét yéen ñu amoon am naa yaakaar ne fii ak juróom-benni weer dana am yenn question yoo xam ne daañ ci avancé lu bëree bëri insha allah mu des nag xanaa di sàkkuwaat ñaan mag ñi fi nekk kilifa yi fi jot a ñëw suñu wayjur wi di Ceerno Jibril Won ak kilifa diine yi mu àndal yépp teew fi ñuy sàkkuwaat ci ñoom ñaan ngir Cees gën a tegu ci raay yi ngir ñi amul liggéey man ko am ngir ñi dund jafe ci ñoom man ko am ngir bunt yu ubbeeku ba Cees toll ci foo xamante ni fi ko Sénégal di séentoo mu man faa ne ndax bu Cees jógee day jógaale waa Sénégal yëpp ngeen delluwaat ñaanal ñu tamit nag ndax xëy na toog nañu ba heure bi te suba ci suba nga ñu fas yéene dox xalaat di gërëm Fage ci kàddu yu rafet yi nga xam ne vraiment yëkkati na ko ci turu jigéen ñi d'abord mais également mu yëkkati ko ci jëmale ko ci safar bi ñu nekk soxna Ndeye ñu ngi lay Ndeye soxna Mbaye ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax ndax modération bi jaar na ci yoon ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nañ fi teew fi teewal fi ay kuréel ak kuréel bu ñu mën ci doon mais aussi suñu mbokk yi nga xam ne ñooy tas xabaar c'est vrai ñoom loolu seen liggéey la ci dem wuti ay information jottali ko nit ñi sama xarit Fage bismillah yi ma door di kañ Bamba yaaram ba liggéeyal yàlla borom ba tëdd naa ba digg jóor ma yéemu Serigne Touba di géej ku yër gën a waar yitteem mooy der baag téere ba amul seneen soxla su dul jaamu borom ceddo baag nasaraan bay andi rëg-rëg yi lëkkaloog saytaane tey fexeel sëriñ xalaat yennaat pexee yaatu galgateeru gamam jënn jafaat it xalul jox yi ilaa xaw mi sahadatana wal tax fii na yow ma jami xalqini raan liggéey bu sell ba mu def maa yomb barkeel na Mbàkke jaareen ba muy Tuuba jaayante naag yàlla mu jox koy xéewal Tuuba lañ ko faye réew mi dajee ci xéewal dem na gànnaar ca Cheikh Sidiya Baba jaaxal na bànni daymaan ca Sarsar yow yàlla noo ngi ñaan ci barkeb nabi Sénégal jaare ci yoonu Bamba ba jani Serigne Touba di géej lépp ma laam yow mal xiyam ku ko gis yow ma ci fekk sara jërëjëf